xam ngeen liñ ciy teg lépp lu jëm ci wàllu actualité di ko commenter ba noppi expliquer ko ngir ngeen mën koo gën a comprendre raison pour laquelle ñu ànd ak yéen tàmbali nañu nag ànd ak rédaction bu King FM très heureux de retrouver Dissa Préra ce matin qui est avec nous à côté de Pape Madiakhaté ak Serigne Saliou mi tënk xibaar yi léegi sama waa ji des fois dama koy jeex ci kër gi ba sonn du ma ko gis mais bon il est de retour naka suba si. waaw sant alhamdulilah encore c'est encore un plaisir. xam nga yow lu mu gàtt rek dañ lay nam. dëgg la mu ne defe naa maa ngi gën a de. démb sëñ Saliou laa la dénkoon pour mu wër la. wër na la ba sonn. pourtant def na liggéey bi de. mbaa mujjee na laa gis. fajar teel de la ma yee. ne la àjja foo ne. waaw noonu la naka suba si. sant alhamdulilah c'est encore un plaisir. de te retrouver Kals, de retrouver également mes confrères, Serigne Saliou et Pape Madiakhaté Sarr. Effectivement. Di ziar également Bamba, parce que Bamba moom dafa mel ni temps yi daf ñu see yoon. heureusement que ñëwaat na. day réer di feeñ. waaw day réer di feeñ. dëgg la. Encore bonjour à nos auditeurs et à nos internautes. jaajëf dinañ dellu soit léegi ci Dissa ci yow ak li ñu war a waxtaanee. naka noonu Pape Madiakhaté naka suba si siyaar naa la bu baax. delloo ziar bu baax a baax Kals di la nuyuwaat bu baax di nuyu Dissa Préra Serigne Saliou ak Mame Cheikh di nuyu également bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. dañ dellu soit léegi ci sëñ Saliou mi tënk xibaar yi ba noppi moom tey nuyoo deuxième nuyoo bi dama koy téye parce que dama ko war a nuyuwaat boori 10 heures nangam sangam ayca ñu tàmbalee ñaari mbir yi nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee ponk bu njëkk bi démb laal nañ ko tuuti muy mbirum xale yi nga xam ne ñoom la ñu nemmeeku ci daara juñ naan kokki ak jëf yi ñu leen fay jëf ni ñu ko jàppee nag ñenn ñi mooy ñii ànd nañ ci ña ca des ànduñu ci buñ ko tegee xëy na ci droit de l'enfant wala droit de l'homme ñu ci bëri dañuy contester waaye buñ ko delloowee ci loo xam ne cosaan la wala aada la wala dañ koo baaxoo di ko gis ci suñu ndaw wala ci suñu biir dëkk am na sax ñu ci ànd bokk na ci ay oustaz wala yenn ñi nga xam ne ay maître coranique lañu d'accord nañ ni jëf jooju dafa yàgg ci daara donc lu normal la de toute façon avis wuute na ci ku ci ne ak ni nga ko gisee ba ca des nag mbirum politique la jëm ci li nga xam ni moom moo di mbirum Alioune Sall mi nga xam ne démb moom ñi ngi ko doon déglu ci wàllu pétrole boobu nga xam ne dañ ko cee tuddoon ak gaz beek yu mel noonu waaye dinañ ñëwaat ci wàllu drogue bi nga xam ne Sénégal ba boog léegi bu ñu ko jiiñul diw ñu ngi koy jiiñ ka ca des ne ay trafiquant lañ wala seen loxo laale na ca raison pour laquelle ñun askan wi loolu daf ñoo xaw a yitteel dinañ ko bokk waxtaan woowu ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci studio bi muy rédaction bu King FM boole ko ak ñenn ci téléphone yi su ma juumul su fekkee suñu intervenant bu njëkk bi amaguñ ko on va passer rapidement ci sujet bi nga xam ne démb moom la ñu ubbee Dissa très triste boo gisee image yi sa yaram dafay xaw a daw muy traitement boobu nga xam ne seetlu nañ ko ñun ñu dippee ko démb mauvais traitement des enfants talibés à Koki. waaw ça fait le buzz. Ça a créé de la polémique mais gis nga Kals mbir yu mel ni du beesu fi c'est pas nouveau au Sénégal benn mais deuxième monde je suis assez partagé ci situation bi et anecdote pour anecdote je disais à un ami hier man nee naa ko man bokk na ci li may rëcc sama àdduna di ma jàngul daara di ma jaarul daara parce que daara dafa am ay avantages yu bari yoo xam ne xëy na boo màggee nga koy xam et tout maintenant gone yu ñuy jëng ci daara beesu fi yàgg na fi am xëy na bii c'est un cas qui a bu ñu gis moo tax mu émouvoir nit ñi mais également daara yàgg na fay am la précision mbir mi xewul daara kokki si tu ma comprendre beneen daara bu jege dëkk bu ñu wax kokki njañ waaw la xewee mais nu mu ko waxee gone ci daara yàgg na fay am yàgg naa am ci affaire yi ndax yoon na wala du yoon nañ ci xuus bu si kanamee mais pour man l'essentiel aujourd'hui mooy tey njàngum alxuraan mi jamono dafa toll foo xam ne dafa soxla ñu am nuñ ko defee mais boo demee kokki Serigne Saliou Mbacké daara ba mu fa amee woon ma gën a yi duñu yalwaani dañuy jàng di liggéey di lekk ba suur ñu leen di faj je veux dire di def ni gune war a def te pourtant c'est un daara où il y a des milliers et des milliers d'enfants maintenant gëmuma ne que sax c'est gëmuma ne loolu pratique la booy fekk ci daara yëpp la pour man xëy na sëriñu daara boobu moo am nu mu mel benn ñaar
léeg-léeg également il faut le dire nga dajeek ay gone yoo xam ne dañuy waaye dañuy dëgër bopp ba nga xam ne que yow mi sëriñ daara bi doo xam nooy def xëy na ñàkk xam nooy def boobu mooy tax nga dugg ci loolee mais jàpp naa ne boo xam nooy def nga jël gone ko delloo ko ay mbokkam jàmm ni ñooy maintenant comme je dis lii yëpp li ko waral mooy ñàkk organiser njàngum alxuraan bi Sénégal parce que état bi ñemewul et pourtant am na ay waxtaan yu ñuy seq souvent waxtaan c'est une chose mais am fitu parce que c'est l'état jël ay initiative non seulement jël ay initiative mais appliquer ko jël ay initiative ñëpp mën nañ ko mën naa jël ay initiative naa ne fas yéene def benn mbir mais fas yéene koo def ak def ko bokkul ko wute na ça c'est clair aujourd'hui ça c'est de la responsabilité de l'état le Sénégal est en train de s'émouvoir parce qu'il y a un garçon qui a été enchaîné c'est pas nouveau dans ce pays-là il y a eu pire de ça il y a eu et les enfants talibés qui étaient morts à la Médina ci lakk gi ñooñu xale bi ñu gën a metti le dëgg la de parents yooyu ak parents yu gën a gi dañoo gën a am lu leen metti donc xam nga du lu fi bees donc pour man la responsabilité de cette histoire là revient à l'état bi si boppam moo war a xool nan lay la dernière fois maa naan dañoo war a introduire njàngum alxuraan bi ci biir système éducatif boole ko ci format bi ñu koy defee nag tout ça c'est à discuter parce que gone gi mën naa xëy suba 5 heures du matin ba 20 heures di jàng gone am na xam-xam boo xel mi l'esprit d'un enfant est tellement vierge mais ñoom jàng ak leneen lañ koy boole ak leneen mais du faf kese moo boo demee Tivaouane am na ay daara am na gone yoo xam ne du ñuy yalwaani fii Dakar fii am na fi daara yoo xam ne du ñuy yalwaani par contre l'esprit de yelwaan boobee bi ñu ko taxawaloon li ko taxawoon a jóg moi j'étais pour li ko taxawoon a jóg laa wax ay jamono xëy na jamono changé ba yelwaan léegi mu nekk business mais li ko taxawoon jóg au départ bu ñu ko fa delloo woon rek mu am njëriñ jafe-jafe du am d'accord alors excuse-moi dis ça le temps de prendre notre invité par téléphone dinañ ci ànd ak Mamadou Mansour Diop c'est un journaliste mais également gis nañu sortie bi nga xam ne def na ko ci alors jéng ay xale ci daara Serigne Saliou lu ñu mën a nangu la parce que ñenn ñi bu ñuy défendre idée bi dañ naan yàgg na ci daara waaw yàgg na ci daara nag warul tax ñu ni lu war a continuer la ndax nekkul lu baax waaye tamit dafa am lu taxoon ñu ko doon def te ni ñu ko doon defee ak ni ñu ko déggee nii waaye tamit man affaire bi li ma ci mën a jàng rek moo di mbir mi bu mu tax ñu jaare fi di wax jàngalekatu alxuraan yi lu ñu leen warul wax waaye tamit bu mu tax ñu jaare fi ne jéng boobu dañ ko war a continuer lu fi war a jóge la comprendre nga mais jaar nañ ci daara gis nañ mbir yu mel noonu ñu koy def waaye tamit nekkul mbir yoo xam si en général ñu koy def man li ma ci xamoon wala daara boog bi ma ci jaaree li ma ci jot a xam mooy taalibe yi nga xam si dañuy daw di bëgg a ñibbi seen kër loolu ñoon lañ koy def te buñ ko defee kuñ ko ci def benn yoon bu fanaanee daanaka dañ lay bàyyi uniquement pour tiital la mais lii nii ci xibaar yi nu jot dañoo dem ba ci kër ga daanaka fekk nañ fa ñu bëree bëri ñu leen di ñu jéng leen def leen te loolu wax dëgg yàlla dafa nekk jëf joo xam ne si baaxul ndax daara en général ñi fay dem ay tout tànk la ñuy def te dinañ teg seen kilifa bi leen di jàngal foo xam ne si war nañoo mën a àgg ak ñoom fenn fi di saa wax na ko bu njëkk leen lay yalwaanloo nekkul que ni fan lay jàngaloo alxuraan dafa manqué loo lekk wala dara mais dafa am loo xam si dañ ko bëgg a dindi ci yow peut-être moo tax ñu lay yalwaanloo ak di la def loo yenn mbir yi waaye man li ma ci mën a wax daal ci sama xalaat bu gàtt moo di ne jéng nit moom lu ñu war a dindi la ci daara yi waaye nag bu mu tax ñu jaare fi daal di généraliser wax ni jàngalekatu alxuraan yi ñoom ñëpp a koy def wala ñu leen ciy xas wala ñu leen ciy wax lu ñu leen warul wax mbir la tamit moo xam si état bi ñoo ci war a wax parce que tamit waruñoo wax ni alxuraan la diine la rek que état bi du ci wax waaye tamit ndegam bu fekkee nit def na loo xam si lu warul def te jàngalekatu alxuraan la état bi jug parce que bu ñu nee procureur ministre de la justice le ministre de la justice président de la république la kon donc loolu noonu war nañ ci mën a wax bala muy egseeti fii nii Pape Sarr waaw ni ko sëñ Saliou waxee rek mais en fait lii ci sama gis-gis bu gàtt day confirmer li ñu commencé woon waxtaanee démb ndax démb lañ ci njëkkoon a waxtaan li muy confirmer rek mooy état bi li di saa di wax sànq ñàkk ñeme gi mu ñàkk ñeme jël position bu leer ci mbir mi ndax dafa doon mbiru diine te mbiru diine souvent état yu mel ne sunu état yi nga xam ne c'est des pays yoo xam ne diine gi daf ci am solo rawatina ñuy pays laïque état yi du ñu ko ñeme trop song parce que dañuy
bañ ñu étiqueter leen ci bii boor wala ci beneen boor comme mbiru diine islam la ñu ne dañuy xeex diine islam ngeeg wala ñoom seen li koy firndeel mooy démb ak tey bi mu amee ba léegi commentaires yi non seulement ñit ñi wutee nañu ci gis-gis mais da nga ciy gis des fois ay commentaires yoo xam ne da ngay comprendre ne la plupart des gens au lieu ñu ciy demee raison mais dañu ciy demee ak li nga xam ne moom mooy di xool parce que ñii dañuy wax ne xeex diine gi moo ñu tax a jóg ñeneen ñi di jël ñi nga xam ne ñoom ñooy comme ni ko sëñ Saliou waxee sëriñu daara yi di leen ci wax loo xam ne amaanaa sax du kàddu yoo xam ne war na mën naa ñàkk donc du coup ñàkk position yu divergent yooyu mooy tax souvent état bi bu ci bëggee def day naan su ma ci defee dara coow la ma cay fekk garaawul finalement naa bàyyi noonu mu sedd je me rappelle xam nga gàmmu Tiwaawan bii passé dafa bokkoon ci thème yi nga xam ne dañ ko doon waxtaanee moom maanaam wàllum mendicité yalwaan gi sëñ Hamid Sy mi nga xam ne moo yoroon communication bu mawlid bi daf ci waxoon benn affaire bu important mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk mbir mi dañoo ñementewul c'est-à-dire mooy li ma doon expliquer démb diggante l'état ak exactement état bi bu bëggee def day ragal ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi ne dafa am lu mu bëgg a soppar ñi ci façon wu njàngin mi ñee tamit ci seen côté bi dañ naan état bi bu ci duggee te mu dugal ci loo xam ne bokk ci finalement ku ci nekk dañuy xoolee dañuy nekk en chien de faïence donc finalement solution du yomb pour mu def mais comme ni ma ko waxee woon démb rek état moo war a jël responsabilité am régler ko parce que booy régler benn problème bul ci xool ndax nit ñi dinañ ko apprécier wala duñ ko apprécier nuñ ciy xalaat wala lan lañ ciy xalaat moom moo yor responsabilité na def bu ñu demee ba gis solution am ñi doon ŋàññi dinañ dellusiwaat ne ndekete état bi wax na dëgg d'accord jërëjëf Pape Madiakhaté rapidement dañuy jël suñu invité bu njëkk ci téléphone muy mbégte mu rëy Mamadou Mansour Diop c'est un journaliste bu D-Média ànd ak ñun ci waxtaan wi tey ci suba si ma fàttaliwaat ni moom jot naa def sax ay quelques sorties démb ci ngoon maa ngi koy dégg ci kàddu yi mu yëkkati Mamadou Mansour ginnaaw bu ñu la nuyoo ci King FM ñu am mbégte mu rëy ànd ak yow ci suba si man ak rédaction bu King FM. ok Kals ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi nuyu mboolem auditeur yu King FM ñu ngi nuyu mboolem ñu àndandoo ak yéen ñu ngi nuyu aussi seen ay invité. jërëjëf ñi ngi ànd ak Serigne Saliou Seck di Saprera jiite rédaction bi ak Pape Madiakhaté waxtaan wi ponk bi benn la mooy li nga xam ne ñun ñoo ko xëyandoo gis ko ni ki démb wala bax sax bërki démb ci ngoon muy mbirum xale yooyu nga xam ne dañ leen a jéng déjà naka nga jàngatee situation bi. bon maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi dellu si waat xam nga benn affaire bu amee lëf bu amee dañuy xool origine bi d'abord Kals. dañuy xool aussi environnement bi nga xam foofu lañ ko defee soog a ñëw ci wàllu émotion ak wàllu sentiment ak li nga xam ni itam ay pensée la muy ay xalaat donc faaw nga xool origine bi dañ ne daara alxuraan naka jekk ci Sénégal waxuma beneen réew naka jekk daara ci Sénégal dafay am jéng xale yi nga xam ni dañuy daw di dem yenn saa yi duñu dem sax seen kër dañuy nekk ci àll bi ñu leen di seet pendant des jours. parce que jamono ci daara di xew dëgg-dëgg amul woon communication bi am tey nga xam ni mun nga nekk Fonguel limi sa taalibe réer nga woote ci rajo bi daal di def annonce bi ñu gis ko Saint-Louis wàññiwaatal la ko indil la ko léegi ak téléphone yi demeewul woon noonu bu njëkk daara da doon taalibe da doon daw def ci àll bi 1 an wala jaan matt ko wala bukki lekk ko et cetera ñu ni xale bi ñu dénk sëriñ bi dafa am responsabilité téye ko kon bu fekkee dafay daw di fige dañu koy yeew dañu koy jéng moment yi ñu koy jéngee dañu koy dot def ci ay ñaan pour mu toog jàng ba wàcc ñu soog koo delloo ay waajuram loolu moo mus di am ci daara donc déjà foog nga xam origine bi xam réalité bi que jéng dafa existe ak daara quant à yeew nit ci boppam loolu laneen la loolu baneen analyse ci wàllu l'islam kenn du ko yeew magum jëmu kenn du ko yeew mais daara naka jekk dafa mus di am jéng pour ñuy jéng xale boo xam dafay fige dafay daw Mamadou Mansour oui di Saprera ci kàddu gi. waaw bon wax nga ko jëng dafa mës a am ci daara alxuraan Serigne Saliou wax na ko léegi mais est-ce que c'est parce que dafa mës a am ci daara alxuraan que c'est une pratique boo xam ne dafa war a wéy. au regard parce que bi mu daan am yeneen jamono la woon. tey jii est-ce que pratique boobu yow jàpp nga ne que ak fi jamono tollu pratique boobu ba tey est-ce que war naa wéy. mais ñan ñoo ne pratique boobu war naa wéy ñan ñoo poser question pour dindi pratique boobu. moi je pose la question non pas pour dindi wala pour bàyyi est-ce que oui ou non pratique boobu tey au regard de l'évolution du monde et même de wàllu njàngum alxuraan tey évolue na bu baax a baax est-ce que pratique boobu également war naa wéy damay laajte rek man xaw ma lu bëri.
waaw yow yaay sama sëriñ xam nga loolu. non pratique boobu. man gisaguma gisaguma loo xam ne mën na koo dindi ci daara. parce que yaa ngi ci rajo ñun ñëpp ñu nekk ci rajo mais néew na lu ñuy xëy ci rajo yi te du ñu annoncé ay taalibe yoo xam dañoo daw. néew na tey boo wàccee côté Cap Manuel. da nga fay gis ay xale yoo xam ne majorité bi ay taalibe lañu. parce que xamatuñu seen yoonu dëkk. te ñi leen indi ñàkk nañu leen mais ñooñu nga téye leen ci daara jatang leen pour benn fan wala ñaari fan def ci ñoom kiis buy tax ñu toog nga dottu leen loolu mooy réalité daara c'est-à-dire que est-ce que war nañoo yeew nit ba tey loolu question la boo xam ni nit ñi dañu koy poser ay question est-ce que war nañoo yeew nit ba tey mais la moo tax war nañoo yeew nit au moment où tey bu ma ñëwoon foofu noonu mu dugg King FM après dajji ko sàcc fa ay micro ak lu ma siiw ñi may jël si bu ñu ma jël see dañu may yeewu dañu may manote parce que dama def yu fi délinquant mais xam nga xale bi ñu yóbbu daara muy gawee daara ñun ci suñu monde boobu muy monde daara bi délinquance lañu koy jàppe mooy xale boo xam dafa të ay waajuram dafa të sëriñ bi bëggul jàng donc loolu délinquance la ñu ni kon lu ciy pexe ñun dañ ci wut ay ñaan li ñuy wute ay ñaan dañuy jël maanaam benn symbole takkal ko ci tànk bi du question dañ koy manote du mën a bouger de souvent am na ñoo xam ni boo demee fu mel ni Saloum am na benn mandarga bu ñu lay takkee ak sa tànk nga xam ni doo ko mën a dindi waaye doo mën a daw ak moom loolu dafa mus di am ci daara léegi bu ñu xëyee bëgg koo dindi wala kenn def ko ñu ni yoonu Sénégal kat nee na ku yeewati nit dañu lay daan d'accord mais nañ jàllale information bi nañu dem ba ci sëñ Xaadim fa mu nekk ñu ni ko sëñ Xaadim léegi dañu wax ci loi bu Sénégal bi képp ku yeewati nit dañu lay dugal kaso sëñ Xaadim xam ko keneen xam ko mais décision la bu ñu jël boo xam boo dégloo sëñ Abdou Samad bu sëñ Sohaybou ñu ngi koy wax nee na bëgg dem rek à Touba ba léegi nii am na ay décision ak ay loi yoo xam ni gouvernement bi jël na ko concerne daara yi te waxtaanu ci ak waa daara yi te waa daara yi yëguñu information bi donc ce qui est normal mooy ñu jàllale information bi dajale leen wax ak ñoom sinon ñi nga xamante ni jël nañu dogal bi def ci ay communication wala ay brochure daal di koy tas ci àdduna bi. gouvernement bi mën nañoo wax ni def na effort ci njàng daara. parce que tey ñun suñu ay jamono. ñun bu ñu musaan am baccalauréat pour nga dem université da ngay jaar IFE def fa ñaari at wala ñetti at soo ko def concours entrée en fac soo ko mën a réintégrer benn faculté. mais léegi Macky Sall def na de telle sorte que ak bac bi ngay am daf lay permettre nga dugg faculté directement kon du ñu attaqué gouvernement bi que deful dara ci daara. mais dama ne boo jëlee certaines décisions da ngay informer ñi nga séqal daara ji parce que itam ñoom lu ñu def changement gouvernement bi taxul ñu xam réalité bi nekk ci biir daara parce que daara monde la boo xam dafa am ay réalité am ci côté éducation. Mansour Serigne Saliou ci kàddu gi wax nga ko sànq bi la di saa laaje ndaxam pare nañ pour mu jóge fi ndegam ni yàgg na fi tamit wax nga ni gisagoo loo xam si war na fee jële ndax loolu daanaka mook daara ànd muy ceene wax nga tamit ne kii la muy genre symbole boo xam si dongo bi bu dee daw dañ ko koy takkal waaye ci dégg-dégg rek day nekk lu rëy xam nga jamono ji li ñuy wax mooy Serigne boobu nekk Njañ di daara ju nekk ca Kokki dafa tënk ay taalibam ak ceen ngay dégg sax ñu naan soudeur bi doon soudé chaîne yi et tout te noonu ñu koy waxee ci xayma booy xool noonu lay demee ndax ay ceen la ñuy jël laxas ko ci sa tànk ba doo mën a dox wala booy dox tamit ndànk da ngay mel ni fas bu ñu tënk booy dox noonu lay demee te teg nañ ci tamit suñu bët tey jaar nañ ci daara waaye tamit tey jii li ma lay laaj rek moo di est-ce que amul beneen stratégie boo xam si ñiy jàngale alxuraan ak ni ñuy gisee léeg-léeg nag nga dugg ci daara xam na ni da nga fay gis ñu të parce que loolu fépp lay am ñu të ba dañuy dëgër bopp waaye tamit dañuy gis ba ñi nga xam si ñooy donga yi dañuy ragal ñi leen di jàngal ba yaakaaroon ni est-ce que amul beneen stratégie boo xam ne ustaas yi war nañ koo teg budul di leen jéng kay man loolu laa ànd parce que man mii di wax ak yow Serigne Saliou sama doom kenn du ko yeew man mii di wax ak yow am na yenn condition wu daara yoo xam ni man fi ma jaar du ma fa jaarale sama doom xam nga kon avancement am na mais ça ne veut pas dire que fi ma jaaroon man baaxul du ma ba loolu laay bañ léegi man ànduma ci yeew bi ànduma ci yeew bi dama ni yeew bi réalité daara la ñoo mus di ànd kon bu fekkee dañu ko fi bëgg jële ba nga xam ni loolu jëlile ku ko def dañu lay dugal kaso nañ fexee jàllale information bi sëñ Saliou Mbacké daaraam yi nga xam ni kenn xamul ñaata daara la defar dafay sàkku ci ñi fay jàngale ñu fexee def ci bopp xale bi luy tax mu nite ba ëllëg kenn du ko yeew koy def ci xelam ak boppam lu tax mu nite ba ëllëg kenn du ko yeew nag doo ko tàmmali yeew bi muy xale kon man ànduma ci yeew bi
te amul benn sëriñu daara boo xam ni ànd nga ci yeew bi mais dama ni loolu réalité la ci daara c'est-à-dire que dafa am loo xam ni xam nga par exemple yéen King FM bande FM la 99.4 mais en même temps radio digital la ñu ngi leen di suivre Facebook ñu ngi leen di suivre ci YouTube ak yeneen moyen Instagram et cetera mais est-ce que changé na mode analogique bi fi nekkoon wala mode FM bi fi nekkoon toujours yéen a ngi émettre 99.4 ça ne veut pas dire que ki nekk États-Unis mu ngi leen di seetaan mu ngi leen di déglu mais loolu xañul waa Sénégal yi leen di capter ci fréquence bi ñu continuer et on mënoon nañu wax ni radio digital la maintenant dafay exister rek ci digital mais dàqul mode analogique bi fi nekkoon toujours yéen a ngi émettre bande FM mais Modou Mansour Modou Mansour di sapera encore ci kàddu gi waaw Modou Mansour Pape Madiakhaté Sarr ci kàddu gi de façon plus globale gis nañu ne mbir yoo nga xam ne dafa ñeel wàllum taalibe yi saay bu ñu ko tuddee rek fii ci Sénégal dañuy gis ne dafay bëri ñu ciy jug di taxawaay boo xam ne comme genre méfiance par rapport ak ñi ciy wax ne dañuy xeex li nga xam ne moom mooy njàngum alxuraan beeg ñoomin seen ndax yow jàpp nga ne lépp lu jëm ci wàllum taalibe yeeg njàngum alxuraan dafa war a doon loo xam ne daal kenn warul am sañ-sañ wax ci bu fekkee ne gis nañ ci loo xam ne yanul maanaam ndax bëri na loo xam ne saa bu ñu ci tuddee rek gars yi ne bu ko kenn laal bu ci kenn wax ba xëy na sax moo tax état bi di ci ragal def wala dindi. loolu moom tegul fenn. loolu moom tegul fenn gis nga sëriñu daara bi bu demee violé wala mu def pédophile dañu ko war a dugal kaso sanctionné ko. parce que ku war a jàngale boo defee naka sulul noonu faaw ñu vilipender la loolu mooy dëgg. ilimaan bi bu defee noonu la même chose loolu itam toujours man dama leen koy wax bu ñu dajee dama leen naan bàyyi leen di victimiser wu. boo seetee bi ñu fiy wax affaire góor jigéen ñi man defoon naa benn sortie comme bi ma def démb ma ni leen non pas góor jigéen affaire franc-maçonnerie ma ni leen bàyyi leen ngeen di débattre ci sujet boo leen maîtriser wul. parce que sujet boo maîtriser wul xamoo leen sa cosaanu franc-maçon fan la jógee xamoo leen ñaata façon franc-maçonnerie ñoo am ci àdduna bi xamoo leen ñi koy incarner la moo tax ñu koy incarner donc dañ ci am njort dong ak li ñu nettali. te boo nekkee nitu diine da ngay bañ di victimiser wu ci kanamu état wala ci ñeneen ñoo xam ne am nañu sañ-sañu am ay organisation bi ñu fi waxee élèves yi nga xam ne dañuy dem école Jeanne d'Arc ñu ni leen ku muur doo fi dugg man dama ne leen école bi sañ nañu ko man am na sama ay mbokki daara yoo xam ne wax nañ ma ci lu nekk mais li ma gëm mooy islam dafay jàngal nit ki ñaw da ngay am hauteur di mën xalaat li nga xam ne diine daf la ko mooy da nga koy jël mais ak nga dox ni jamonoy doxee nga bañ di jàpp ni chaque jour yow yaa am dëgg l'islam joxuñu dëgg chaque jour ci yenn sujets yi joxuñu dëgg gis nga affaire daara yi ñun dañu war a moderne de telle sorte que dootuñu egg ci ay jéng wax naa la ko sànq sama doom kenn du koy jéng victimiser wu bi itam ba kenn du ñu tudd kay bu ñu dëngalee dañuy tudd man yeew bi nee naa la ànduma ci mais Mamadou Mansour peut-être dernière question bi gis nañu que état bi taxawal na boobu léegi mu ngi waxtaane programme de modernisation des daara bon mbir mi mu bëri je pense que ñàkk déggoo am na ci ba tey quoique am na sëriñu daara yoo xam ne ba ils sont pour mais mu mel ni amagul unanimité ci ñoom ñëpp tey jotul au-delà de programme de modernisation des daara boobu est-ce que tey jotul ñu inclure de façon globale njàngam alxuraan bi ci système éducatif bi et bu ñu ko doon def ci sa gis-gis si gàttal nan lañ ci war a taxawee. njàng alxuraan moom bu ñu waxante dëgg kenn mënu koo dugal ci biir programme national bu éducation bi wala bu ñu fa duggee genn wàllu jàng alxuraan lay nekk. yàlla dafa ni walaw anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytuhu xaashian mutasaddian min xashyatillah c'est-à-dire que alxuraan da nga koy jàng moom rek boo ci noppee teg ci leneen. mais boo ko bëggee dugal ci programme école nationale yi. turu jàng rek lay doon. mais lu jëm ci wàllu modernisation bi en même temps ci sa biir question bi. modernisation bi dañoo war a nangu mu nekk. parce que ni ñu doon jànge démb du moom la ñuy continuer ko jànge ba tey. mais li ci am mooy unanimité mënut a am. ci modernisation wu daara xam nga leen moo tax. lu tax parce que kenn ku nekk yaa ngi bëgg a wutal sa daara benn tur boo xamante ni bii mooy devancer yi ci des. ndax intérêt yi nga xam ne moom moo ci nekk. kon ñun ñi nga xam ñoo nekk ci géewu daara bi sax xëy na jubóo gi comme ni mu jaadoo sax des na. entente bi comme ni mu jaadoo sax des na. parce que boo seetee ñun ñi nga xam ne ñoo ne xawoon nekk ay mag loolu moo taxoon ñu nekk ay victimes parce que kenn ku nekk franco bi nga génne baccalauréat bi ngay am bokkut ak sa morom beneen bac ba muy am parce que ku nekk sa association am sa récépissé am sañ-sañu joxe sa diplôme. même daara yi aussi noonu la mel mais gouvernement bi
ni mu jëlee décision finale ci baccalauréat bi noonu lay def ci daara yi c'est-à-dire il faut mu ñëw am ay sëriñu daara yu mu jàpp tëj seeni ay daara d'accord loolu man ànd naa ci assainir milieu bi ba mu set am na ci solo am na ci solo ñu assainir ko parce que it nag ni ma gisee système bi doxee man mun naa nekk fierté daara sëriñ bu mun na koo nekk keneen mun na koo nekk imam mun na koo nekk mais am na système bu muy doxee boo xam ne dañuy gën a gàcceel daara dëgg la Alaaji Mansour dañuy gën a gàcceel daara ñi ngi lay gërëm bu baax wax dëgg yàlla amoon nañ mbégte lool ànd ak yow ci suba si daara moom mënut a ñàkk ci réew mi waaw ñu bàyyi la xëy na kàddu gu mujj gi waaw maa ngi leen di sant bu baax parce que wax dëgg yàlla invitation bi kontaan naa ci bu baax a baax surtout permettre ne ma wax ci sama ancienne maison vraiment jërëjëf am na jamono seen fréquence boobu ndeysaan maa doon replay ordinateur bi mu nekk RFM 2 ndeysaan RFM 2 waaw ca suuf mbégte la ci man vraiment ma waxaat ci vraiment mais sujet bi ngeen abordé am na solo donc maa ngi leen di encourager bu baax vraiment sant leen bu baax aussi jërëjëf Mamadou Mansour ma fàttaliwaat ni moom journaliste la nekk ca groupe D-Média moo doon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci sujet boobu am na solo li mu wax di sax mu mel ni daanaka wax ji benn la ñu ngi koy ñaawlu waaye daara moom daanaka ak loolu dañoo ànd ndax du ñu jéem a évoluer nag ànd ak jamono booy tënk wax ji foofu lay nekk rek. non il faut évoluer. façon bu ñuy jàngalee alxuraan fi mu toll nii faw mu évoluer. et puis dina dem ba benn moment jamono sax moo leen di obligé ñu évoluer. tey jii xam nga tey jii Kals nit y a 20 ans. mag bu daan jàng alxuraan sax daan jafe ci moom. mais jamono ñu di tey jàng alxuraan ci mag bu jàngul ñu ci mel ni man. mais jafetul. effectivement am na ay donc njàngum alxuraan ñu bëgg ko wala mu ñàkk bëgg faw ñu soppi nu ñu koy defee. les daara traditionnels yi nga xam ne dañu nekk ci dëkk kaw yi nga xam ne xëy na jote si day xaw a jafe. pour man préfet yi ak sous préfet yi dañ ci am liggéey. c'est-à-dire que le contrôle ils doivent contrôler ce qui se passe parce que daara bu nekk sax et puis warutul nekk ku mu waaye neex rek sanc daaraam. Avant l'indépendance c'était possible. Juste après les indépendances c'était possible mais aujourd'hui le monde est tel que warutul nekk. ku waaye neex rek samp daaram wala ku toog ku jékki-jékki jóge dëkk ba di ñëw Dakar rek waa dëkk ba jox lay doom yi ne leen dama leen Dakar nga jàngal nga def sa mbaar rek woo gaay waatul demee noonu c'est-à-dire que comme ni ñuy joxee autorisation école mu joxe ay cours noonu la ñu war a joxee autorisation ay daara ñu tam ñu mën jàngal war nañu tollu foofu non mais dañ fa war a tollu foofu c'est-à-dire que loolu ça nous permet aux uns et aux autres ou bien plutôt à l'État de contrôler d'avoir un contrôle pas une mainmise mais un contrôle quand même assez clair sur ce qui se fait dans les daara parce que quand même il faut dire la vérité c'est important les daara dans un pays comme le Sénégal c'est traditionnel donc il faut ñu xool nu ñuy évoluer alors di ça yéen a ngi également ak Babacar Ba bu Forum Justiciable ci waxtaan wi ñu dalal ko Babacar monsieur Ba ñi ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di am rafetlu di teew ci seen émission bi. Babacar. oui. Dissa Préra ci kàddu gi. Dissa na ngeen def maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay ziar bu wër coow li Babacar dégg nga ko muy mbir mi nga xam ne mooy mbirum taalibe bi ñu jéng d'abord yow du point de vue juridique loolu noo koy analyser. waaw d'abord dama koy ñaawlu. comme ni ko sénégalais yëpp di ñaawloo parce que xam nga suñu réew Sénégal dafa xaajam ay convention yu bari. su ma jéggee sax li nga xam te moom mooy suñu disposition suñu législation nationale. maanaam mooy suñu code pénal ak yenn loi yi nga xam ne dafay dàq lépp loo xam dafa jëm ci métital. waaw moo xam nag muy xale moo xam aussi muy mag rawatina muy xale. parce que ñun déjà dañu signé la convention des Nations Unies contre la torture donc lépp loo xam ne mbirum métital la rek état du Sénégal daf ko daax te li xew nii aussi. nit ñi ñoo ngi wax rek xam nga parfois am na question yoo xam ne lépp lu jëm ci mbirum diine lépp lu jëm ci mbirum alxuraan boo ci yëkkatee cadre rek dañ naan bon dafa sensible ainsi de suite mais. bu ñu fàtte ni aussi dañu nekk ci état de droit parce que lépp lu jëm ci mbirum maltraitance parce que boo xoolee tey mandat de dépôt bi motivation yi bokk na ci chef d'inculpation yi maanaam maltraitance parce que doomu aadama dafa nekk loo xam ni dañ ko fonk donc lépp loo xam ne droits humains la lépp loo xam ne ak yelleef la loolu je pense que ni li nga xam tey moom mooy suñu code pénal daf ko daan du ñu nangu mukk ñuy torturer parce que
même magum jëm sax gis nga ñun à chaque fois dans les prisons dañ naan nit ki bu ñu ko tegee loxo benn liberté donc la ñaax muy la liberté d'aller et de venir. mais lépp loo xam ne ak yelleefam la maanaam ci ni ñu koy traité ñu veiller à ce que ba du am ay maltraitance ñu veiller à ce que li nga xam te ces droits ça reste pas respecté. voilà donc loolu aussi mooy nekk ci mbirum xale yi c'est pas parce que xale da nga ko war a jàngal dëgg la am na rigueur boo xam ne da nga koy def ci moom. mais loolu waruñu mun a àgg ba li nga xam tey xale bi dañ koy jeng parce que xale boo ko tënkee di ko jeng maanaam takkal ko ay chaîne non seulement yaa ngi yàq li nga xam te moom mooy dignité am parce que loolu am na ci xale yoo xam ne mën na def psychose ci ñoom. donc loolu aussi sur le plan juridique maltraitance suñu code pénal daf ko dàq. je pense que ni tey boo xoolee loolu moo poussé woon à ce que procureur jël benn mandat de dépôt di leen toppee mbaalum maltraitance mbaalum jëfin joo xam ne daal wax dëgg yàlla dafay bofwee li nga xam te moom mooy àq ak yelleef. donc buñ ko analyser ci plan boobu wax dëgg yàlla ñi nga xam tey teg nañ leen loxo bu dee rek dañuy appliquer li nga xam te moom mooy yoon ñu bañ ci am benn état d'âme bañ ci am benn sentiment au-delà du fait que ñun ñëpp ay jullit lañ au-delà du fait que tey xale yi dañ leen war a jàngal dégg naa la léegi nga koy wax mbirum daara dafa am solo mbirum alxuraan dafa am solo xale yi dañ leen war a jàngal ni ñuy jàngalee nit ñi ci école yi ci nasaraan yi noonu lañ leen war a jàngale ci diine gi tey boo demee ci école nasaraan yi gisoo benn élève tey bu ñuy jeng bu ñuy takk léegi sax boo xoolee même ci classe yi dóore sax amatul daanaka cravache ñoom seen loolu lépp amatul dañ ko dàq parce que nit ki dañu fonk li nga xam te moom mooy diñ jëm donc li xew kooki wax dëgg yàlla nekk na loo xam ni yoon daf ko daan sunu code pénal daf ko daan ba pare convention yi nga xam ne état du Sénégal également daf ko xaatim au niveau international loolu aussi daf ko daan. alors Babacar Ba Pape Madiakhaté Sarr ci kàddu gi bu ñu la déggee ni nga waxee nga indi li nga xam ne moom la ci yoon wax convention yi ci réewum Sénégal xaatim ak li nga xam ne moom la ci ñi nga xam ne jàng nañu yàgg dugg nañu ci daara comme ni ko Mamadou Mansour mi dugg léegi daal di expliquer ak la nga xam ne amoon na ci ak li taxoon ñu koy def tey ji ndax yaakaar nga ne mën nañu def la part des choses entre tradition et modernité ci mbirum xale yi wala da nga jàpp ne loolu mënta ne mënatuñoo boole tradition maanaam la nga xam ne moom lañ daan def di jéng xale yi nga xam ne dañoo turbulent wala dañ daan am ay comportement yoo xam ne xëy na noonu moo tax ñu leen ko daan def ak modernité mooy convention yi ngay wax nga xam ne Sénégal da ko ratifié. waaw xam nga mën nañ allier les deux. parce que boo déggee tey ñi yëkkati kàddu yëpp waxuñu nañ fi jëlee li nga xam te moom mooy daara waxuñu nañu dàq li nga xam ne tey moom mooy enseignement coranique donc et puis même tradition parce que bu may wax tradition mooy maanaam daara ji au sens originel maanaam ngeen toog def ay matt xamba génn dem yelwaan yi loolu lépp dafa bokk ci éducation bi mais loolu aussi mën nañ ko allier ak li nga xam te moom mooy modernité maanaam ñu def ko ci anam yu mais tey y a des daara moderne bari na fi am na daara mais man mii di wax ak yow am na samay mbokk yoo xam ni bu école tëjee dañuy jël seen i doom génne leen ci école te pourtant ci école publique yu am solo lañ nekk école publique yoo xam ni macha allah mais bu vacances jotee dañ leen di génne ci école yooyu yóbbu leen ci daara yi donc am na ay daara yoo xam ni c'est des daara moderne donc daara yooyu aussi xale yi dañuy nekk dans de très bonnes conditions te teewul sax léeg-léeg da ngay gis ay daara moderne yoo xam ne pour former xale bi mais dañ koy yelwaanloo loolu c'est juste pour mën ko préparer. mais nag àgg ci ay mbirum di leen jàng. àgg ci ay mbirum aussi di leen dóor ba parfois da ngay gis seen yaram yi dafay dagg dafay tërgal loolu je pense que ni war nañ ko mën a dépasser. et je pense que ni pour dépasser loolu moo taxoon état du Sénégal commencé woon sax di interdire li nga xam te moom mooy mendicité mais aussi foofu il faudrait que ñu xam que ni la volonté politique dafa des. parce que aussi gis nga am na mbir yoo xam ni soo ko bëggee xeex da ngay jël lépp loo xam ni passion la da ngay jël lépp loo xam ni dafa am dose de subjectivité nga jël ko tegee ko nële mais man je me dis que ni quelque part aussi état du Sénégal dafa manqué volonté pour mën a saafara mbir mi parce que moom it aussi état du Sénégal day bañ bu ko yëkkatee rek ñu ni waaw dañuy jug pour xeex diine dañuy jug pour néewal doole ñi nga xam te ñoom ñooy sëriñu daara yi mais sëriñu daara yi am na ci ñoo xam tey boo demee seen daara yi mais da ngay séduire da ngay dem fekk xale yi jàng ñu nekk dans de très bonnes conditions donc pour répondre en fait à votre question monsieur Diakhaté on peut allier les deux mën nañu conserver li nga xam te moom mooy traditionnel bi mais également jël modernité teg ko ci parce que aussi réew buy dox da ngay dox ànd ak moom. mënuñu parce que boo demee ci école yi nañ doon jàngee bu njëkk ba ak léegi ñuy jàngee ab dafa am évolution. donc mënoo ni da ngay rester ci daara originelle da ngay rester ci daara classique da ngay rester ci daara moderne
te bañ a évoluer parce que tey am na ay jumtukaay man gis naa ay suñu daara yoo xam ne léegi mais ci seen i téere ñoo ngi koy jàng ci internet bi. ci seen i téere am na alxuraan yoo xam ne léegi da ngay dugg ci internet bi nga télécharge ko gis naa ay sëriñu daara yoo xam ne dañuy yor ay portable yoo xam ne c'est des portables de dernière génération. di ci jàng seen alxuraan di ci def seen i yitte donc ni ñu nangoo évoluer pour mën di gën a ñoŋal diine ji ñoom aussi noonu la ñu war a mën a évoluer pour gën a ñoŋal li nga xam te moom mooy méthode yi ñuy utiliser pour mën di jàngal xale yi donc pour répondre à ta question on peut allier les deux modernité et tradition. waaw kay jërëjëf Babacar. analyse bi leer na set na comme d'habitude. di rafetlu ànd bi nga ànd ak King FM. mais di leen féliciter donc loolu bëggoon naa ko wax di saa nga may ma ko tuuti rek. parce que seen émission bi wax dëgg yàlla ñun ñi ñoo ngi koy suivre et puis bu nekk émission boo xam ne franchement. njëriñ rek lañ ciy jàngal donc ñoo ngi leen di ñaanal daal. yéen ñi toog foofu émission bi jëm kanam donc macha allah. merci beaucoup Babacar ngeen xam ne que également ñun yéen lañ fi nekkal. Vous êtes notre raison de travailler et de nous lever tous les matins et de venir ici pour waxtaan ak askan wi parce que l'idée mooy fexe ba nga xam ne képp kuy sénégalais li nga xam ne mooy sa mbébét ñun ñu jottali ko askan wi également ñu def échange. Kals wax na ko léegi tey jàngum alxuraan bi faw mu changer. faut mu changer on ne peut plus man bi may dugg école en 1983 82 83 ni ñu daan jàngee bokkul ak ni ñu daan jàngee léegi. sama grand yi bu ñuy def rajo scolaire man fekkee wu ma rajo scolaire. man dama ñëw fekkee ay toto tap pâté tap toto. ci syllabaire laa jàngee lire. c'est différent de mon fils aujourd'hui bu nga xam ne mu ngi jàngee li ci yeneen livres yoo xam ne souvent du ma xam sax tur bi. tout à fait donc pour te dire que tey. forcément njàng alxuraan bi faw ñu soppi nu ñu koy defee suñu bëggee continuer di former ay élite ci wàllu woowu je dis tout à chaque fois damay joxe exemple mais dëkk yu ci mel ni Arabie Saoudite dëkk yu ci mel ni Égypte mais pourquoi aujourd'hui nu mënuñu ñun taxawal benn une université mais publique mais islamique lu tax c'est pas parce que on est un pays laïque qu'on ne doit pas le faire je ne suis pas d'accord. Ni ñu amee ay milliers et des milliers de jeunes sénégalais yu jàng alxuraan ba mokkal jàng arab ba mokkal noonu la ñu war a ubbee benn université publique islamique bu nga xam ne que la étudiants yi di jàngee Cheikh Anta Diop. ñoom mën nañu ko jàng foofee. ci arab teewul bu ñu paree lañ mën jëriñ seenam réew. Donc pour moi aujourd'hui c'est l'État qui n'a pas joué son rôle, qui a toujours eu peur de jouer son rôle dans ce système-là. Bon, on va dire également que le lobby religieux il est très puissant et très influent. La relation entre le temporel et le spirituel au Sénégal dafa mas a am. diggante buur yi fa nekkoon ak les hommes religieux yi fi nekkoon dañ daan lëkkaloo. Avant indépendance après indépendance président yi fi nekkoon dañu naan lëkkaloo ak les hommes religieux. Rien ne nous empêche aujourd'hui de faire une concertation nationale sur la question. xam entre ñun ak entre état bi ak tous ceux qui nga xam ne ñoom ñoo ngànk daara yi. ñu xam dans quelle mesure on pourrait alléger la souffrance de ces enfants là. Parce que le problème c'est pas tere leen yelwaani non le problème c'est bu ci jëkk mooy fexe ba nga xam ne gone gi dina jàng alxuraan. du ko tere dina jàng métier. wala jàng leneen. parce que foofu la ñu toll fi mu toll nii. quand on parle de ndongo de sëriñ daara buy def ay ñaawteef si gone yi mais ça se retrouve dans mais am na école yu koy def. à français bien sûr da ngay da ngay tu retrouves des instituteurs qui nu ñu def naka rasul noonu également. donc pour man du question nit ki nekk ci daara la wala nekk ci école kii question nit ki la. mën nga doon ustaas te doo ba pare nekk ku bon. mën nga doon enseignant nekk ku bon. ça ne pas dire que ci nit ki la on va pas jeter l'opprobre sur toute la corporation à cause de ça. mais pratique yi du ay pratique yu bees ci dëkk bi. dafa yàgg am muy ci école tubaab bi wala ci école alxuraan yi. xëy na ci école nasaraan daawuñu la jëng mais ñun seen jamono dañ la daan par 4 ba ngay bëgg dee. waaw teg la ci table quatre gaillard dañu daan 4 man. kii jàpp fii non man dañu ma daan 4 gaillard ak xam ngeen croix oto. mais croix oto lañu naan 4 gaillard ba nga bëgg a dee. wala ba kër ga boo ko waxee sa papa mu jàppale tegal la ci ay dóoram saf-saf. mais le monde a changé aujourd'hui et encore Kals je suis pas très d'accord sur beaucoup de choses. parce que tubaab yi ñooñu commencé indil. bu ci mel ni lan ak lan non sur la question par exemple des droits de l'enfance. tubaab yi ñooñu commencé indil ay problèmes
je ne dis pas que les enfants ne doivent pas avoir de droits. Je suis pour le gone yi ñu am ay droits. ñu yee leen si. ñu yee leen également parce que dañu leen war a yar. lu tax tubaab yi doomu tubaab yi di saaga seen i baay ba su fi xewal ñu ne Sénégal yàqu na. sa baay taxaw nga saaga ko wala mu wax nga ne ko du dëgg. nga ne ko du dëgg. c'est vrai que loolu mooy en fait loolu mooy limite souvent yenn convention yi copier-coller yi dañu war a bàyyi ñuy signé parce que souvent ñoom ñi koy créer ñoom ñiy teg yenn droit yi wala yenn convention yi dañuy bëgg àdduna bi yëpp utiliser ndoo ko te xamuñu ne réalité États-Unis réalité Sénégal réalité chaque pays a ses réalités. exactement réalité socioculturelle yi mënut a bokk donc du coup day xaw a compliqué ñu appliquer ko à la lettre ci dëkk bu nekk ci àdduna bi. mais ñun nag dañoo mën roy dàq de. gis nga lébu yi. dañ naan dañoo mën roy mbir ba pare romb leen. gis nga lébu yi dañu naan. mag rek a topp mag rek a topp mag doom déggal baay. waaw. gis nga loolu noonu. waxi lébu nga wax mais bu leer nañ te ñoom dañ ko wax ci kaw mais Sénégal yëpp boo seetloo. ñun traditionnellement. avant ñu waxu diini l'islam ak chrétien. traditionnellement loolu la ñu xam. effectivement bi diina ñëwee dafa gën a sax dëgëral. exactement maintenant il faut que nous arrivons à allier notre religion et la modernité de tradition ce et monde-là. modernité pour mën a bokk. alors da ngeen may permettre rek ma marquer benn pause musicale pour ñëw ci deuxième sujet bi nga xam ne nag moom la ñuy waxtaanee xam naa duñ lee en forme donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan le grand Omar Pène légende la moom aussi ci musique sénégalaise donc info bangok il est actuellement à Paris dans un studio pour préparer son prochain album et puis éventuellement ak ay live yoo xam ne dinañ ko découvrir ci moom le grand Omar Pène bu Super Jamono voilà. waaw comme wax ko c'est une légende. waaw Baye Pène comme on dit. yàgg nga cee yëngu dégg waaw naa yàgg nañ cee yëngu c'est le musicien de nos années adolescents. affaire de grand. waaw affaire de grand je me rappelle que dans les années. boo yi bëggoon nekk grand sax Omar Pène lañ 94 il avait fait un concert on était élèves au lycée de la Fosse. jour boobu le mur école bi daanu. Heureusement qu'il y avait eu plus de peur que de mal. Je me rappelle concert bi entrée bi 500 francs la woon mais à la fin concert public la ku ñëw dugg. waaw xam nga école bi de la Fosse ñu nekk on était que des garçons. ndeysaan il y avait pas de filles. 2000 élèves yoo xam ne ay góor lañu. waaw mais dara daaxul loolu. waaw loolu ça c'est clair. dara daaxul loolu. donc voilà c'était un clin d'œil pour le grand Omar Pène. On reviendra inchallah sur cette information. Deuxième sujet de ce matin l'affaire de Alioune Sall. démb dañ ko doon déglu yaakaar naa moom mujjee yegg si ci déglu bi démb. et puis li ñu gis ci presse bi mooy dañ ko doon déglu en tant que témoin. on ne sait pas encore terme boobu lu tax ñu utiliser ko mais liñ ci mën a jàpp daal mooy déglu nañ ko démb. man ça me fait un peu rire. cette histoire là ouais ça me fait un peu rire vraiment il faut arrêter voilà il faut nañu bàyyi théâtre bi nañu bàyyi théâtre bi parce que c'est quand même c'est une affaire très sérieuse c'est une affaire très sérieuse bon il n'a pas voulu parler bu mu génnee parce que xaw ma voilà dégg naa mun a xanaa da ngeen bëgg ma delluwaat ci kanamu ci procureur bi loolu la wax journaliste yi mais quoi qu'il en soit mooy la première chose à saluer mooy au moins que ce soit à titre de témoin ou oculaire ou de témoin ñàkk oculaire l'essentiel pour moi mooy au moins que la justice s'est saisie de l'affaire 1. Maintenant ce qu'elle va faire de l'affaire ça c'est une autre question. Les auditions ont commencé l'affaire est entre les mains de la justice il est difficile de savoir ce qu'il y a dans le dossier en tant que tel. Généralement ça il faut beaucoup faire attention pour parler de cette histoire qui est pendante encore avec la justice. Mais on commente ce qu'on voit, ce qu'on lit dans la presse. Simplement. Il a été pointé du doigt directement par un média qui n'est pas quand même un petit médium j'allais dire. Voilà, il a été entendu avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a dit au procureur ou ce qu'il n'a pas dit au procureur. Mais moi, personnellement, je m'en tiens à ce que j'ai vu sur le reportage de BBC. Je m'en tiens à cela jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Si on me prouve le contraire, j'aurai un esprit plus libre. Mais après ci ngay doog a changer avis. mais ba léegi dama ñaaw njort. kon ba tey yaa ngi fi nga nekkoon. maa ñaaw njort bu garaaw nag. même bu fekkee ni woo nañ ko. xam nga man mën nañ ma see woo de mën nañ ma dis après la kaay dégg nañu sa rajo loo xam ci affaire bi li ma ci xam mooy li ma lire ci journaux yi. point barre. su ko neexee taxaw ne li ma ci xam mooy li ma lire li waa BBC wax loolu laa ci xam. xaw ma ci leneen su ko neexee wax ko Timbo lu mu wax.
nijaayam ji. que li xamu ci dara fekkeewul kiiwul. loolu yëpp mën naa ne. mais tant que fi mu tey nag la ñuy xam ndax justice bi vraiment mu ñuy taxawal. mu ñuy représenté. parce que lu ci mel nii dafa war a leer laataa sax ñuy génn normalement en année 2020 bii pour man ils doivent avoir toutes les cartes nécessaires pour éclaircir la situation. d'accord dama bëgg a teg foofu sa baaraam pour dem service commercial rapidement. le temps de déglu ñu ngi ñu wax ne ki ko war a représenter ci kanamu juge Samba Sall war na tey jii au plus war na jàkkaarloog juge bi bu ko defee ñu déglu ko mais de toute façon ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ ci gën a pointer du doigt ñoom ñooy tëj li nga xam ne moom mooy audition yi bu ko defee nag il restera au juge deux possibilités soit mu daal di ouvrir nag vraiment li nga xam ne moom mooy mbir mi dugg ci biir enquête bi ñu war a mën a dem procès ou simplement beneen possibilité bi booy mu classé dossier bi ne vraiment y a rien à dire dara amu ci finalement ñu daal di classé dossier bi sans suite et puis ñu continuer ñaar yëpp bu ci ne mën na ci xew parce que réewum Sénégal lañ nekk en matière de justice moom il ne faut jamais dire jamais donte ne nag ñu bëri ci sénégalais yi wala boog sénégalais yu bëri jàpp nañu ne mbir mi war na dem ci yoon war nañ ci ubbi li nga xam ne moom mooy war na dem tribunal ñu àtte ko ndax quand même quoi qu'on puisse dire alalu réew mi moom la ñu ciy tudd te ñu ciy tudd tamit ak xaalis ba ñu ciy tudd ñin ñi mënuñoo nangu ne télé bu toll ne chaîne bu toll ne BBC média bu toll ne BBC mën na yëkkatu yile tuuma ak document ya nga xam ne yëpp génnee nañ ko ci mu daal di furaas noonu kenn dul ci wax ñu ne dara amu ca wax ji du dëgg ñin ñi dañu soxla mbir mi daal di dem daal di leer nañ déglu nañ ñëpp ñu waroon déglu nag léegi nag fu mu toll nii li ñuy wax naan lépp a ngi ci loxo juge Samba Sall moom moo war a daal di fu mu toll nii yeewi ñit ñi ci mbir mi ak la nga xam ne coow nañu ci yëpp li leer ba leer mooy mbir mi ñëpp ñoo am intérêt à ce que mu leer moo xam ña ñu ca tuumaal la muy Aliou Sall Franck Timis moo xam ña tuumaal la mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ca tudd BBC ak yeneen homme politique yeeg ñi nga xam ne aussi ñooy sénégalais yi ndax coow li bari na ci tudd nañ ci lu ne wax nañ ci lu ne nit démissionné na ci tudd nañ fi ay waxi 400 000 sama 400 000 c'est-à-dire coow loolu yëpp tey jii nii ndax dafa war a nax saay ndax dafa war a doon zéro ak li ñu ci tudd yëpp liñ ci tympaniser nit ñi liñ ci sonal nit ñi moi je pense fondamentalement que non et que il faut mbir mi leer ñu daal di leeral mbir mi teg ci suñu loxo et puis genre dossier yu mel nii dafay baax ñu koy leeral ndax ëllëg moo tax c'est-à-dire pour mu doon un cas boo xam ne keneen ku xam ne dinañ la tuddati ci lii rek ñu xam ne yoon dana ca def liggéey ba ca war dindi benn suspicion boo xam ne nit ñi mën nañu ko am parce que encore une fois beaucoup de Sénégalais dañoo jàpp ne justice bi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey donc pour dindi loolu il va falloir que justice à travers le juge Samba Sall mi nga xam ne moo yor dossier lépp loo xam ne war na ci mbir mi mu daal di koy def encore une fois ba lépp lu ci war daal di leer ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñañ ca tuumaal muy Aliou Sall ak Franck Timis ak ñoom seen loxo takkee na ca ñoom ñu xam la nga xam ne moo cay dëgg ña xam ne dañoo jàpp ne ñooñee ñu cay tudd seen yoon nekku ca wàllum politique rek ñoom seen ak la mu ca mën a doon ñoom tamit ñu xam la leen ci leer ñun aussi ku ci nekk nga xam lu la leer mais ñu mënuñu tere ñit ñi moom ku ci nekk fa nga téye sa position ba keroog mbir mi di leer mu de la tel jàpp naan lépp lu juge lépp effectivement lépp lu juge Samba Sall mën a def coow dana jug bu fekkee ne dafa ne mbir mi dara amu ca Aliou Sall Franck Timis defoo leen dara du tere coow li dana continuer di jug bu fekkee ne dañ ne yéen a def lañ leen di tuumaal am ngeen ci as wàll coow tamit dana jug donc du coup ce dossier là est loin de connaître son épilogue. ah bàcc de moom mbir mu ngi si loxoom fi mu toll nii. waaw mu ngi ci loxoom de. bàcc lañ ko dénk. waaw bàcc lañ ko dénk fi mu ne nii bàcc moom. Sénégal yëpp na mbir mi leer. waaw na mbir mi leer fi mu ne nii da nga war a bàcc mbir mi leer. bàcc mbir mi leer waaye tamit du loolu kese. waaw li fa war a leer dafa bare. xam nga ñu ngi wax waxu Aliou Sall mais borom 24 milliards Prodac ba léegi France. Mambay Niang daal di xëddeen kenn déggu si dara. leer na wala leerul pour man dara leerul sama bopp bi. donc du ay dossiers yu war a leer du ci bii kese dafa war a yu bëri dafa war a leer mais comme je dis souvent man je ne suis pas très rafetlu man njort ba léegi dañ ne que dinañ si am lu leer ba nga xam ne que dina voilà la polémique va se tasser maintenant au Sénégal ay dossiers scandaleux beesu fi. Du temps de Wade mais y a tellement de dossiers scandaleux yu nga xam ne ñoo xam ne ni ñu ngi fii tey si rajo yi di wax benn ñaar ñu wax jàppoon nañ ne que bu fi Abdoulaye Wade jóge dañuy tëj si kaso bi
et puis fàtte nañ sax seen i mbir fàtte nañ ci léegi ay ndombal tàgg sax lañ yor war nañ ay ndombal tàgg lañ yor ci biir reñu Macky Sall également am na fi ay scandale yu nga xam ne que wax nañ fi scandale kudd wax nañ fi scandale Prodac ak yeneen scandale yoo xam ne que ba léegi kenn xamul nan la demee donc je pense que la justice est quand même dans ce pays-là l'institution bu mën continuer stabiliser dëkk bi benn bu également bu mën dindi wala wàññi li nga xam ne mooy ay scandale il faut rappeler que tamit ay scandale du fi kese lay am généralement France day am ay scandale États-Unis Donald Trump le président des États-Unis actuellement ñu ngi ci ay mbiram ngir xalaat sax ndax dañ koy destituer ou pas mais lenn rek muñ ci mun génne il faut que aujourd'hui qu'on arrive à détacher la justice de l'exécutif il faut qu'on détache la justice de l'exécutif suñu bëggee mbir mi leer parce que tant que justice bi mu ngi collé wu à l'objectif à l'exécutif il y aura toujours problème il y aura toujours problème même ñoom seen bopp bu ñu ko bëggee dina dem ba am na fu ñu toll foo xam ne que ñoom duñ ci mën dara maintenant comme je dis ñu ngi xaar nan lay demee fii xëy na ak weer bàcc Sall moomee ni ñu dénk mbir mi bàcc suñu yaar yi waaye dina bàcc mbir yi suñu waa ji ndax vraiment bàcc yaakaar nañ la également Sambaay bàcc waaw yaakaar nañ vraiment que di nga ñu dimbali coow lu dañ waaw bu fekkee nag dañoo xaaral ma wax ndànk ci affaire yi ndax suñu waay la grand daal boo yónnee fii waaw suñu laajteel di saa rek suñu waay la responsable suñu xale la ñi ay xale lañ defuñu dara di saa moo ñu wax c'est très difficile quand même il faut dire quand même de pour les magistrats il faut les rendre hommage vraiment beaucoup de mérite non beaucoup de mérite bëri na également lu ñu leen di sànni xeer bëri na lu ñu leen di wax ñagas dëgg la mais quand même boo demoon tribunal tey nga xam ne que vraiment ñu ngi liggéey. dañu am courage ñu ngi liggéey ñu ngi def faire lépp lu ñu mën ngir teg mbiri ci yoon mais comme je dis tout le temps lépp mënta yemb. c'est mbiru nit la. ñoom tamit ay kese lañu duñu ay wàllu duñu ay xut bu samaan. dañu jàng droit comme ni ay milliers et des milliers de Sénégalais jàngee droit. ñu lu ñu leen laaj juste mooy ñu appliquer droit bi point barre. c'est tout waaw loolu kese lañ leen laaj. kon grand Samba. waaw ñu ngi lay ziar. bien sûr de Exidex As Malick. Alaaji Malick Seck. voilà ñoom ay jumeaux lañ. Alaaji Malick maa ngi lay ziar. de souhaiter joyeux anniversaire vraiment. Collaboration bu rafet na il faut le dire. C'était pas évident. De travailler ensemble mais vraiment il y a beaucoup d'ouverture. Beaucoup de complicité. Entre les responsables de la radio. Mais également ñu ngi souhaiter joyeux anniversaire à grand Seydou. mais grand Seydou dafa mel ni sa grand la. non man grand Seydou waaw man sama waay la yàlla mooy def mooy boole ay nit. man sama waay la voilà il me taquine beaucoup il me chambre beaucoup. yenn saa mu teg ma pression bu métti nag. waaw bu métti comprendre nga. mais tout ça c'est pour le bon fonctionnement du service. effectivement et inchallah King FM dina dem ci kaw ci kanam. bu soobee yàlla donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. grand Seydou ci liggéey boobu nga xam ne moom it mi ngi ci jiite les nouveaux produits King FM bokk ci nekk ci caatu kër gi ñu ciy doxal bu am solo c'est de la part aussi de ñi nga xam ne ñoo fi nekk alors tout de suite on va continuer avec le reportage bien sûr bu environnement Ndeye Mati moo ñu rejoindre ci studio bi Ndeye Mati ñu ngi lay nuyu Kalzi ñoo ngi lay fay. ñu am mbégte ànd ak yow comme souvent ci yenn reportage bi moom nag sociétal moo ko daan faral di dugal ci studio bi mais tey Aminata ci ndigalu rédaction bi dafa dem ci benn conférence de presse raison pour laquelle ñu ñëw li ñu andi tey mooy canaux yi nga xam ne c'est à ciel ouvert. dañuy wax ni souvent c'est tellement dangereux bu fekkee guddi la wala mu taw wala mbalit yi nga xam ne dañ ko fay sotti mu mun a jur ay musiba. mais mu mel ni mi ngi wéy ba am ci mi ngi wéy di am ba tey un peu partout moo xam fii ci Dakar wala ci sax gox yu mel ni ay Tëngéej ak yu mel noonu. effectivement Kalz ni nga ko waxee canaux à ciel ouvert yi gis nañ ne bëri na ci dëkk bi à la base c'était un moyen pour jël eaux usées yi ngir mu mën am yoon boo xam ne dina fa jaar ngir mën a ñu mën ko évacuer ci li nga xam ne moom mooy géej gi ngir mu bañ a des ci dëkkuwaay yi bañ a indi fa encombrement wala mu bañ fa indi ay yenn ci ay jafe-jafe yoo xam dañ koy indi bëri na ci dëkk
yoo xam ne nekk na fa Dakar gis nañ bi nekk ci canal 4 bi nekk ci Gueule Tapée gis nañ également Tëngéej bëri na ay canaux d'évacuation yoo xam ne ay canaux à ciel ouvert plutôt yoo xam ne am na fa à la base l'idée était bonne ngir li ma xam ne évoqué naa ko léegi mais gis nañu ne plus ñuy dem plus muy am ay mbir yoo xam ne da ci laxasu ay mbir yu doy waar yoo xam ne Aminata Ba évoqué na ko ci biir reportage am bi au canaux à ciel ouvert yi et à Tëngéej et également ci canal 4 bi nekk ci Gueule Tapée xanaa rek ñu déglu ko ñëw daal di xoolaat la nga xam ne moo nekk ci biir. xet bu bon yooyu bëri doon lu askanu Tëngéej di dund ndax ay canal yu tëjuwul Pape John di jaaykatu oto dende ak bile canal ca Gendal di ñaawlu lu ni mel. dund bu metti bu difficile mais bon comme pexe amul bon ñu jéem ko gérer rek parce que xam nga fii moom salte bi moom ku ko xamul tamit bon boo fi ñëwee di nga ko gis voilà c'est ça ñu koy dund avec des difficultés salte na yooyu sonal nañu. mu doon lu waa Gueule Tapée di dund itam ndax canal 4 Astou Diop ak Moustapha Sidibé ñu fekk leen ci place menuisier bi. xasaw na torop sànq léegi maa ngi wax danga ma fekk sax may wax sama sœur bi ma naan ko vraiment lii xasaw na ñi dëkk côté bi xaw ma naka la ñuy def. baaxul ci santé bu yàggee mu indi dara quoi moom ko bu xëy na doo ko yëg léegi mais bu si kanam fur et à mesure xam naa dina la am lu mu la def. muy Tëngéej comme Gueule Tapée askan yi ñu dajeel jàpp ni canal yi dañ ko war a tëj. comme li ñu commencé def nii bon baax na quoi parce que commencé woon nañ ko yëkkati pour tëj ko def ko ay cantine loolu moom bu liggéey bi continuer bon baax na quoi. mais man bu doon man dañ koy tëj man je préfère ñu tëj. canaux à ciel ouvert yàgg indil ay jafe-jafe ña dëkkee ci diwaan yi mu am boobu ba léegi ñuy daw ci ginnaaw nguur gi ngir mu indil leen ay saafara waaye furaas daal di xëdd. acca di leen gërëm bu baax a baax ci reportage boobu nga xam ne réalisé nañ ko mu mel ni Ndeye Maty problème bi ça reste toujours un problème éternel problème comme j'ai l'habitude de le dire ba tey saafara amu ci. waa mbir la moo xamante ne jafe na ñu am ci saafara ndax loo xamante ne la dafa war a am tamit parce que ndox il faut que mu am yoon bu muy jaar pour mën a dem fi nga xamante ne moom la ñu bëgg mu dem fa. mais tamit dafa nekk loo xamante ne dafa am tamit impact. mën nañu wax impact bi impact bu négatif la ci côté santé ak côté environnement léegi nag bu fekkente ne mën nañ ci jël ay mesures comme li nga xamante ne ki ci biir reportage bi wax na ko mooy ñu fexe yëkkati ko def ko ay cantine peut-être ndox bi di jaar ci suuf wala ñu def ko d'une manière sécurisée boo xamante ne ndox bi mën na demam sans pour autant que xet boobu yëpp di jóg ak mbalit bi nga xamante ne day ñëw taxi ak yeneen yoo xamante ne askan wi du leen neex te baaxul ci wér-gu-yaram waaw baaxul ci wér-gu-yaram moom parce que ndox bu bon moom mën nañ xam ne mooy andi ay yoo te après yooyu dañuy wër matt ku ci nekk te mooy loolu daal mën na andi loo xamante ne du baax alors man di saa li ma ci jaaxal mooy autorités yi ñuy waxal c'est-à-dire que souvent day mel ni du ñu dégg lañ leen di wax voilà ça fait combien d'années ñuy wax sujet bu mel nii te saafara du musa am bon ana ñu sax ñoom déjà du leen dégg heure bii boo ci wowoon benn mairie waaw mu jéem la tour lëndëm comme d'habitude les responsabilités sont assez partagées bu ñuy teg canal yooyu xëy na y a 30 ans 40 ans xëy na zone yooyu ñu ko taxawal tey melul woon nii li taxoon ñu jublu si également xëy na yaa bi ñu ko tegee canaux yooyu ba 10 ans plus tard xëy na li taxoon ñu taxawal ko amoon na njëriñ mais également waxtaan wax dëgg ci la population sénégalais yi mais dañu mën catum ginaar non dëggantaan quoi dañu mën catum ginaar c'est-à-dire que mais lan moo tax yow nga xam ne léegi canal la du pour poubelle mais nga fay sotti mbalit loolu yëfu maa tey la loolu dañ ko war a sanctionner maintenant comme je dis dañ ko war a sanctionner ñi ko war a sanctionner mooy mais généralement communes yi mais communes yi ñi nga xam ne ñoom la ñu fay teg pour sanctionner ko soit duñu leen fay soit ils sont corrompus soit duñu def liggéey bi comme ni la wala sax duñu sax xëy faf donc mais kon mu mel nii waruñu bett parce que un peuple ça s'éduque au-delà de l'instruction peuple la nga koy éduquer c'est-à-dire que doom ji bu gisee ndey ji bu raxasee ndab ba pare dem tur ko wala bu kiyee poubelle dem tur ko ci kii moom bu màggee noonu lay def mais il faut dire également que comme je dis tout le temps l'État également a une responsabilité vis-à-vis de ça dégg naa président Macky Sall di wax la dernière fois di aalu naan ci affaire set bi ak setal bi ak mbir yooyu noonu aalu baax na trop waaye jëf ko
mën na am tamit application mu ngi ñëw parce que nee nañ dañuy teg ay loi genre ku saw ci mbedd bi dañu lay sanctionner ak yeneen ak yeneen peut-être loolu bu ñëwee mën na waa léegi ku saw ci mbedd bi ñu tëj la ku tuur dugub ci mbedd bi ñu def naka kontaan nañu wax te yàlla rek tax donc non. non mais et puis en fait loolu dafa yàgg sax. oui mais il faut être vrai dans ce qu'on fait il faut pas jouer avec le peuple. il faut pas ñu naxante suñu biir. ni gouvernement bi am na ci responsabilité population bi également am nañ ci responsabilité. nañu bàyyi seen affaire yu ndaw je veux dire. lu tax ngay def je veux dire c'est pour toi c'est ton environnement man yow yaa koy xeeñtu xet bu naqat boobu yow si yow la ñëwaat. donc il faut éviter. Nous on a un problème de citoyenneté. Nous on a un problème de civisme, qu'on le dise et qu'on le dise pas. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit que c'est nos premiers gouvernants de ce pays-là après l'indépendance qui ont raté l'éducation du peuple. Mais dama Rwanda tey mbuus sañoo ko fa dugal. xeesal bi dañ ko fa tere mais na fa kenn dugal xeesal nañ fi tere xeesal ba nga xam suba buñ fi teree xeesal suba année bi ni ñëw jigéen ñi gën a xeesal. fan lay jaar. ñu ngi waxu drogue bi. kan ma fi dugal drogue bi booy ndaw yi ñuy jàpp si bopp koñ yi ñu yor seen ay joint du tux wala ñu yor seen ay ñetti paquet di jaay du ñoom. parce que c'est ils n'ont pas des milliards. ceux qui font c'est-à-dire donc je pense que dëkk bi dafa laaj un ndëpp national. ndëpp national dafa laaj ndëpp national. ñun ñëpp ñu tëggal ñu. rab yi génn. ku nekk sa rabu maa yi génn. waaw ndëpp national. ci wàllu politique ñu am ndëpp politiciens yi ci wàllu artistes yi ñu am ndëpp ci artistes yi ci wàllu journalistes yi sax ñu ndëppal ñu parce que ñun tamit bëri na ay. animateurs yi tam am nañu war a ndëppal ay benk ñenk yoo xam ne tey ñun ñii sax war nañu waaw laaj na ay saafara pap non gis nga fii ci li di saa wax fenn rek laa ciy taxaw mooy citoyenneté bi c'est-à-dire man mënuma dëkk sama gox moo am par exemple bi canal à ciel ouvert mais man ma dëkk ci koñ bi xam conséquences yi nga xam am na ko nit di ci jël ay mbalit wala di ci kii di ko sotti man may taxaw di ko seetaan c'est-à-dire tey nit ñi dañu toll foo xam ne comme si dañ naan non sama yoon nekku ci coow laay bañ wala affaire yooyu non su ma nekkee ci benn cadre boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ma gisee koo xam ne day am lu mu ciy jéem a xajamal c'est-à-dire canal à ciel ouvert la ñun ñëpp ñoo ko bokk ma Samba wala ma Demba mu ngi jël mbalit di ko ci tuur dama naan ko sëñ bi la ngay def nii kat doo waroo ko fee def di ko wax ak moom bu kon parce que en fait à force de dire que non garaawul mbedd mi mbeddum buur la ku neex na lu waaye di neex na fa def finalement day dem ba après dañuy nekk ci benn no man's land maanaam réew moo xam ne lu waay neex def lu waay neex def waxtu wu ko neexee te dara du ko ci fekk je pense que balaa police balaa gendarmerie balaa état balaa mairie di def ñun population yi d'abord ñoo war a njëkk a def acte de citoyenneté ci ñun la war a démarrer c'est-à-dire man déjà du ma ko def te képp ku koy def dinaa taxaw jàkkaarloog yow ne doo ko fi defee quel que soit nag lu ma mën a jaral parce que bu ma la bàyyee nga def ko mais conséquences yi ci xëy amaanaa ci man lay gën a nekk parce que la plupart du temps ñi koy def sax la plupart du temps duñu sax dëkk ca gox ba canal yi di am c'est-à-dire canal à ciel ouvert bi nekk par exemple fi nga xam ne moom mooy Gueule Tapée mais gis nga ka fay tuur si mbalit 3h 4h du matin dëkku fa xëy na amaanaa ma nga dëkk fu sori ñëw jël otom wala jël charrettam ñëw këpp ko fa demaat yoonam bàyyi faak problème bi yow boo xëyee say njaboot ñoom ñooy nooy xet bu bon bi ñoom ñooy feebar ngay jël xaalis bari di leen ci yóbbu hôpital di leen ci faj alors que amaanaa xaalis boobu mënoon na dugg feneen mën na dund ci dund bi wala ci njàngum xale yi c'est-à-dire nit ñi ci boppam ñoo war a jël seen responsabilité am seeni fulaay bopp balaa mairie di ñëw maintenant li nga war a def nag boo ko defee mairie doog a mën a ñëw état doog a mën a ñëw mais rek état ñoom it seen responsabilité yu mel ni c'est-à-dire dañ ciy seetaan te xam nañu conséquence bi ci nekk gis nga problème yi am yëpp gars yi ñoo la ko gën a xam gis nga saay bu ñu xëyee ñu ngi romb canal à ciel ouvert yi ak na muy mel ñu ngi ko doon wax taalibe yi taxawal ci mbedd mi autorités yi ñoo gën a xam fi gars yi nekk Almadies fii ak Ouest Foire rek Sacré-Cœur rek Pikine Guédiawaye Kër Mbaye Fall ñoo ci am ñoo ko gën a xam chaque jour ñu romb li mais c'est-à-dire dañuy seetaan peut-être que ça les arrange peut-être que dañ ci bëggul def dara parce que xëy na voilà dañ naan c'est pas grave c'est l'affaire c'est le problème des autres c'est pas notre problème loolu nag tant que ñu ngi koy taxawee tant que autorités yi ñu ngi xalaatee noonu mais duñu ci mës a génn te conséquences yi pour canal à ciel ouvert pour terminer foofu conséquences yi mooy am xoolal Tëngéej
canaux à ciel ouvert yi nga xam ne moo fa nekk mais conséquence ba mu am ci wàllum assainissement ak askanu Tëngéej tey leer na may boo demoon ci hôpital yi fa nekk Youssou Mbargane ak ñoom seen mais buñ la waxee problème pulmonaire yi nga xam ne ñit ñi ñu ngi ko fay am jox la ay chiffres mais da ngay tiit bi nekk fii canal 4 bu Gueule Tapée bi mais ndox yi dañuy rogalaan ba Soumbédioune nappkat yi toujours ñu kaas ko ak ndox mu ñuul mu bon bi ngay dugg ak jën yi nga xam ne da koy rey ak la mu mën a indi ci impact bi ci biir ndox mi tam ñoom ci loolu la ñuy dund donc finalement les conséquences sont énormes mais nit ñi dañuy seetaan comme d'habitude mais tamit juste pour appuyer li nga xamante ne Pape Madiakhaté Sarr wax na ko que ne les maires sont xam nañ li nga xamante ni moo xew man par exemple bi ma demee Kaolack ci gàmmuwaat bi mais buntu kër Mariama Sarr ñaari canal à ciel ouvert ñoo fa nekk yoo xamante ni dafa fees dell ak mbalit et pourtant c'est même pas 10 mètres de buntu kër ki nga xamante ne moom mooy meeru Kaolack bi ma ko gisee man dama tiit au fait biñ ma wanee nii ma fii mooy kër Mariama Sarr dama ni d'accord mais juste que buntu këram ñaari canal à ciel ouvert ñoo fa nekk yoo xamante ni dafa fees dell ak mbalit ak ndox donc ça veut dire que ñu ngi ciy teg seen bët mais duñ ko jéem a saafara non ñu ngi ciy teg seen bët duñ ko jéem a saafara parce que fondamentalement boo bëggee dégg ils sont dedans ils sont dedans ils sont pas intéressés xanaa bu élection yi di waaj a ñëw wala grand wala gàmmu taf yëngal loolu dafa yàgg Sénégal mais problème citoyenneté bi dañ ko war a liggéeyaat mais lan moo tax nit yi di dal seen ay jaay ci passerelle yi soo rombee barke dem romb naa kaj benn seen tur teyu ma ko mais foofu yoon la du marché pour jaay mën na la mais grand lu tax mën ko sama waay fii di pour jaay mu def ko histoire mais te moment boobu benn gendarme mu ngi taxaw en faction. mais da nga koy jéggal rek. mais c'est pas normal. yërmande rek. waaw yërmande nag xam fu mu yem de. yërëm ko ba nara lor la. mais merci beaucoup les amis kontaan bu baax ci ànd bi ñu àndoon ak yéen ci suba ak léegi mais dama leen di dese nañu revue de presse bu Serigne Saliou Seck ce sera dans quelques minutes Pape Madiakhaté merci beaucoup. waaw merci. waaw sama waa ji Fafa lu muy dem ci kër gi est-ce que duñ tëj rajo bi moo ma jaaxal ak yërëm bi. Fafa dafa ñëw def Sabador heure bi sama waa ji dafa ñëw 9h nii nee na te 11h la ñëw. war nañu de. mais ñu ngi lay ziar. waaw kan ki sama waay la de. Fafa de waaw yàlla moo ko def. am nga waaju doy waar. waaw am nga waajoo xam ne nii. moom si neex nag man. xam nga ni dafa doy waar. loolu moom si neex. moo tax ñu bàyyi ba samedi ba ñëpp ñibbi. waaw man doy waaram ba moom si neex. kaay woyu di sax. waaw ma ne. waaw di sax. waaw man ngeen bëgg. man yoo laay wër. soir fakal macha allah seen xol yaa ngi fiix. nee da ngaa doy waar man doy waar boobu mu si neex. wallaay azim. waaw yàlla may boole ay nit. yàlla na la yàlla sàmm. amiin. nga moo tax nga bëgg ma. xam naa li ngay wax. ñoo déggante. lu leer nga wax waa nga ñaar fukki at. dëgg la ne yaa mën sukóoran. allahu akbar allahu akbar ilallah est-ce que xam nga koy wax xajul na fa. allahu akbar xam nga moom. lu jëm day kawe. waaw sama waa ji kenn du moom. moom samedi rek la xaj quoi. waaw samedi la xaj bu ñëpp ñibbee ñu ne ko kaay def lu la neex. waaw mais Kals merci beaucoup. merci et puis beaucoup. joyeux anniversaire. mais man dama juum sànq ndekete bi ñu may jox joyeux anniversaire u Seydou bi. waaw de Seydou ouais. Seydou bu service digital. ok voilà, le jeune Seydou. mooy boy bu garaaw bi rek. mooy boy bu waaw mais joyeux anniversaire borom bës yi. waaw Seydou également Exidex. waaw Exidex moom. Asmari moom xewam mën maam bësam warul yomb. parce que ku xewle. la mu cay def ak la mu cay daj moom. keroog bësu nu mu tuddati. gisoo bësu Kader la mu ca def. yu baax yi mu ko waxal. voilà exactement donc moom bësam vraiment dañ ko ci souhaiter encore une fois happy birthday longue vie. et vraiment yàlla na yàlla defal ko jàmm bu baax a baax defal ko également Seydou defal ko ñëpp. amiin te wéral baat bi ndax ku baax la Asmari. exactement mais nag daa wuyoo turam nag daa wuyoo turam ndoom. wallaahi bettuñu daal. wallaahi waaw dafa baax bettuñu waaw. dafa baax. jeex na kon di saa jërëjëf. waaw jërëjëf yow it. rendez-vous midi ak rédaction bi. incha allah ñu ngi leen di xaar ci xibaar yi ndey. ñoo tàggatoo ak yéen souhaité ko un joyeux anniversaire moom dafa nekk kenn ci ñun te di ko ñaanal bu baax a baax le grand Exidex. Tout de suite on va enchaîner avec la revue de presse de ce matin et puis juste après ñu doog a ñëw nag yëkkateendoo jotaay bi ak yéen Serigne Saliou Seck moo ñuy jàngatal li ci yéen kaay yi. Et juste après on se retrouve. bay sa waar ba mu sës ci ñag bi ndam la waaye sàggan ba lii raam jiitu la ci ñag ba
ba matt fa nit naqar la lay jural ndax fu matt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa rafet Le Quotidien lu ni mel moo dal Cheikhouna Gueye ma doon jéngi dongaam ca Njañ di dëkk bu nekk ca Kokki ubbil yéenekaay bi journal bi ne Cheikhouna Gueye mooy waa ji gendarme yi jëlee ca Kokki ba jébbal ko procureur ndax jëfi bàyyi ma ji mu doon defi taalibe ma Le Quotidien na mu doon jénge gune la ko procureur jénge ba dugal ko kaso mu nar a xaaru atteem ëllëg ci àllarba ji enquête yéenekaay ni nekkul Xaadim Gueye képp lañu yóbbu kaso waaye nag soudeur ba doon suude jénge ya ba ci ñeenti waajuri ndongoy ya doon santaane ñu jéngal leen seeni doom itam ñoom ñëpp la procureur bu Louga boolee jéng ba yóbbu leen kaso source aane moom sëriñ bi liñ ko nar a toppe moo di xoqotal ak a xor ñooñal ay gune yu gimmeegul journal bi yokku ci ne ci xibaar yi nu jot waajur yi ñoo xamal sëriñ bi ne ko demal ci ab soudeur mu suude la ay jéng te lu mu la laaj ñun dinañ ko fay ngir mu jéngal la gune yi ba dootunu mën a daw te it bu weesoo loolu yéenekaay bi nee na askan wa yeewoo ca Njañ di dëkk ba sëriñ Xaadim Gay di jàngale moom ustaas bi la nu àndal ci mbir mu ni mel Le Soleil national ne lu ci man di am daal sëriñu daaree Njañ ja nekk ca Kokki ak soudeur ba doon suude ceen yanu doon ceenee donga ya ba ci waajur ya leen ko doon santaane ñoom ñëpp la procureur boole yóbbu kaso ba nu nar a delluwaat ëllëg ci àllarba ji ca tribunal leneen li tribunal war a gaaw lijjanti moo di ñaaw te fi ñuy teg ci kaw jigéen ñi ubbil enquête yéenekaay yi journal bi ne atum 2019 bi rek agressé nañ ci 9245 jigéen te ci ñoom 1206 dañ leen a agressé ba noppi yàkkataan leen commissaire Khadija Sall ne lii rek moo leen tiital ba tax ñu ne nekkatuñu ci kaaraange ndax nag yoon war na cee def liggéeyam ba yóbbu mbir mi ca tribunal Aliou Sall rakki président Macky Sall démb ma nga woon ca tribunal daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu nettali ni Aliou Sall ci coowul pétrole beeg gaz bi nu ko tuddoon moo tax démb doyen des juges woolu ko woon ko ngir mu leeral taxit l'Observateur L'As Les Échos Le Quotidien Sud Quotidien Walf Quotidien ba ci Tribune yéenekaay ñoom ñëpp xëy di nu nettali na mbir ma demee ubbil Sud Quotidien journal bi ne scandale pétrole ak gaz bi nu joxoñ baaraamu tuuma Aliou Sall moo taxoon démb juge Samba Sall woolu woon ko ngir mu leeral enquête bi waa BBC fésal nan la demee ak milliards yi nu ko tudd fu mu dugg waaye nag journal bi nee na Aliou Sall ba mu génnee ca bureau doyen des juges li mu wax taskatu xibaar yi di journaliste yi moo di la mu waxanteeg juge Samba Sall dina mel ni ceeb bi nu leen ngéntee ndax nag du leen ca wax lu toll ni tarfatal ay ni réew mi quotidien na dëgg la Aliou Sall démb ba mu génnee ci janlo bi mu doon def ak doyen des juges dafa zappé presse ba la tribune ne monte nag noonu la fa journaliste yi bëree woon ndax nag mbirum pétrole bee gaz bi ñoo ngi ci doon soogaa woolu dàllinkóor gi bañ ni kóor bëgg ni kóor Babacar Mbaye Ngaraaf ne wax ji nan ko wax teddee ci source a la ko waxe nee na coowul pétrole bee gaz bi nguur gi ci boppam ñoo bëggul mu leer ndax nag buñ ko bëggoon dinañ woolu président Abdoulaye Wade woolu Karim Meïssa Wade woolu Nafi Ngom Keïta woolu Baba Aïdara woolu kiis fésal coow li ba ñëpp jote ci di journaliste BBC bii di Mayeni Jones Babacar Mbaye Ngaraaf ne Souleymane Ndéné Ndiaye moom bu ngeen gisee doyen des juges woolu ko mu lànk ne du wuy ji moo di ne dafa bañ a gën a dugal Aliou Sall Le Quotidien li ci mën di am daal moo di mbir mi moom doyen des juges déglu na ñëpp ñi mu waxoon ni dinañ leen déglu ba mu des keneen ki ci gën a taq rip di Frank Timis te la ko waral moo di moo nga biti réew biir réew mi fi la njaareem di Jurbel nekk L'As Quotidien nee na mbir mu doy waar te yéeme moo fa xew Ibou Gallo Dioum ab moodu la bu nekk ca réewum Italie moo fa yóbbu baayam tribunal ndax nee na dafa jox papaam 2 millions ngir mu takkal ko as ndawam waaye paa bi dafa dem takkal ndaw si boppam papi doomu Sëriñ Saliou du jooy loon ne la waadi si bokkum ngeyu Sëriñ Bàccili woo ma man Cerno Njaay sami jun mu Sëriñ Saliou du jooy loon ay sata papito acca di ko gërëm bu baax moom Serigne Saliou Seck ak la ci yéene kaay yi loolu mooy yëkkati jotaay bi nga xam ne moom la ñu dippee 9-11 def transition bi nag léegi ak Laari Bonbon ngir gunge leen kooku laa dippee man Deli Coco voilà King Feeling lay doon et y a aussi la présence de Dissa de notre ami Fafa Gueye mi ngi fi di ànd ak yéen ba ci kanam xam nga ni moom c'est l'enfant terrible de la maison moom bu ñëwee rek dara du taxaw il va perturber tout à l'heure mais c'est l'anniversaire aussi de suñu grand Exidex qu'on souhaite un joyeux anniversaire ndax ndaanaan la nag te yàgg lool ci liggéey bi def ci lu ne Exidex il faut le dire c'est l'un des plus grands animateurs de ce pays et puis ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom guddal fan wi am nga et puis voilà wéral baat bi wéral cër yi sàmm njaboot gi bu baax a baax ndax nit ku baax la yaatu ubbeeku uuf njaboot gi nag voilà moom Exidex ak expérience bi nga xam ne yëpp am na ko donc ñu ngi koy ñaanal mu dund lool le grand Exidex man sama xarit la c'est mon ami personnellement voilà donc maa ngi koy ñaanal bu baax et puis il a assisté pas mal de choses Exidex ci métier bi ñu ne muy métier animation lu ne gis nga ko nag Seck voilà lu ne fekkee nga ko ci te lu ne dund nga ko ci donc